mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom a tegu ci midi bismillah leen ci xabaaru njolloor si benn pàcc ak benn ponk làcc wu yaatu ko lañ ko jagleel ci lu jëm ci xabaaru tey jii bokk na ci juróom benn fukkal ak ñaareelu yoon bi Sénégal moom boppam ak tey jii moom Macky Sall démb jënoon nag askanu ko Sénégal ngir wax lépp lu jëm ci wàllu bés boobule tey kon ak nañu ko màggale ëpp nag lu ëpp junni ak juróom-ñetti téeméeri militaire ak paramilitaire ñoo teewee lii di cérémonie de prise d'armes bi ni ki tey kon ca place de l'indépendance Macky Sall jot tëlantuwaat bëgg-bëggam ne kaaraange la bëgg mu sax dàkk ci bët Saalumu Sénégal ba tax kon jox na dogal l'armée bu Sénégal lu jëm ci ak yi waaye tamit kaaraange sax fa dàkk ki kàddoom moom Macky Sall njiitu réew mi ni mu gën a yaatoo ci xabaar yi bu jalandee mbokk yi kon loolu moo gën a fës ci xëdub xabaar yi nees kiis ñu nit ci faram-fàccee. gërëm leen mbokk yi sant leen ci ànd beeg ñun ci ITV xabaaru njëloor suñu door kook bésub indépendance ni ko tey ji kon yemoo ko juróom-benn fukk ak ñaareelu yoon ñu koy amal di ko màggal ci Sénégal tey nag lu toll ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak lu teg ñoom ñoo teewee ndaje bii nga xam ne kon amal nañ ko di prise d'armes ci teewaayu njiitu réew Macky Sall waaye tamit ñi nga xam ne ñoo ay kilifa nekk ci wàllu ministère ci gouvernement bi waaye tamit ay kilifa ci wàllu diplomatie ak i militaire ñoom ñëpp kon te nañ ni ko tey ji kon ndaje boobu ñu doon amal ci place de l'indépendance ku màggal sunub indépendance ginnaaw ni ko tey jii juróom-benn fukk ak ñaareel yoon ñu koy màggal ci Sénégal ci ndaje mi moom Macky Sall jot na ci prox ndool ne nag kon lu mu bëgg mooy karange maanaam sécurité am bu baax ca bët Saalumu Sénégal rawatina kon l'armée bu Sénégal la mu jógte di daaneel ay base kuréel wii di MFDC yu Salif Sadio moom Macky Sall nag ne kon lu mu bëgg mooy kon loolee di jéegu ñu daal ko wéy ngir jàmm sax dàkk ci Casamance waaye tamit daggu bant yi moom ne kon du nekk loo xam ne luy mën a wëyandi la fa mu dàkk bu sukkandikoo ci kàddu moom Macky Sall ñuy teewlu ko. Je renouvelle mon soutien à ceux et celles parmi vous. maa ngi encouragé sunu l'armée bi ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci nekk ngir opération ñuy tàmbali ngir jàmm am fépp ñu wéyal ko loolu ànd nañ ci ak ñoom te dinañu leen ci jàppale ñëpp ñi nga xam ne ñoo tànn défendre réew mi ak ay intérêt ma dinañu leen taxaw te it di woy di taxaw seeni njaboot réew mi nag jàmm ngir faaw mu am fii seen taxawaay dañ ko fiy soxla lool ngir rek loolee mën a antu faaw rek ñu woy di leen yokk ci ay jumtuwaay tax na ñun suñuy projet ngir yokk jumtuwaayu l'armée bi te ñu tàmbali woon ko ñi nga woy di ko amal ngir rek fexe ba lépp loo xam ne ay territoire la ak iti frontière ñeel suñu réew ñu mën koo aar ba kenn kuy def fu ñaawteef du fa mën a am accès loolee tax na sax li ñu tàmbali woon ñu koy wéyal ci l'armée bi nga xam ne dañ ko bëgg joxaat ay yeneen jumtuwaay tax nañu taxawal fukk ak ñaari escadron yu yees yoo xam ne dañu leen ko jagleel ak fukk ak benn commissariat de sécurité publique yoo xam ne it dinañu wëy di xool kaaraange suñu frontières yi ba ci bokkee ak yeneen jumtuwaay yi nga xam ne yu mucc ayib la ànd ak xarala yu yees yi ngir rek fexe ba ñooñee mën ñoo sàmmal suñu kaaraange loolu dinañ ko def ngir rek wëyal jéego dans nos efforts individuels et collectifs face aux épreuves de notre temps. Maître El Hadj Amadou Sall moo nekkoon gannu ko jury du dimanche moom mi nag jot na àddu ci ay ponk yu bëri rawatina ci situation bi am waxtu yi ca Casamance moom nag nekkoon dogal bi nga xam ne moom Macky Sall wax na ko ci kon ci la ànd maanaam kon kaaraange foofu mu am sax dàkk ci bët Saalumu Sénégal nee na kon l'armée bi lu mu jógtee daal ànd na ci moom mi nga xam ne mooy vice président parti bi di ànd suqali di bu parti Oumar Sarr ak i naataangoom ñoom nag jàpp na ni kon daal fi mu ne nag jot na ngir jàmm sax dàkk ci Sénégal te nag ànd nañ ci bu baax ci dogal wi nga xam ne kon amee nañ ko ngir rek kaaraange gi mën a wéy di jaaree ko kon ci ngànnaay ñu tawli kàddoom moom Maître El Hadj Amadou Sall ci micro Antoine Diouf. am na ay option yu bëri yu ñu war a mën a jëfandikoo maa ngi fàttaliku ci atum 1982 jamono jooju maa ngi nekkoon ab stagiaire si benn cabinet d'avocat su ku ñuy wax maître Babacar Niang nga xamante ni kon da doon layal kenn ku bokkoon ca MFDC si jamono jooju ñeent fukki ati guerre nag dafa doy. mënuñu régler problème ci wàllu militaire régler wuñu ko it jaarale ko ci ay waxtaan kon tey jàpp naa ni ñaar yëpp lañu war a boole bépp xeetu waxtaan bu ñu tàmbali dina jur njëriñ te yaakaar naa ni lu jëm ci wàllum kaaraange réew mi doon na lu am solo loolu ngir suñu réew yi kon
tey lu war la ñu jëlee fi ñi nga xamante ni kon dañoo taxawal ay base rebelle ci biir réew mi ci noonu it lu war la ñu jëlee fi bandi yuy kari nit yi ci yoon yi di leen di agressé ak mbir yu ni mel waral ma jàpp ni kon ñaari mbir yooyu la ñu war a boole maanaam waxtaan di njëkk ak di génne wàlle militaires yi ngir ñu sàmm suñu kaaraange. Par conséquent, il y a ces deux actions qu'il faut mener en même temps. moom ganu JDD jot na addu tamit ci tolluwaay réew mi rawatina ci kàddu yi nga xam ne Karim Wade yëkkati na ko daal di sargal Macky Sall njiitu réew mi ginnaaw bi mu jëlee stade bi daal di ko dippee bàyyi ji di Abdoulaye Wade moom nag Karim Wade taxawaay boobu kon nekk taxawaay boo xam ne moom Me El Hadji Amadou Sall ne mu ngi ko rafetlu waaye nag nee na lu jëm na ci diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall ne kon xamu ci lu bëri waaye daal la nga xam ne kon bëgg na ko di bëgg mooy fexe rek ba njabootu Abdoulaye Wade gi yëpp boolawaat doon benn àndandoo loolu kon bokk na ci li nga xam ne kon ne daal moom gis na ni war na mën a nekk ñu teewluy leeral yi bàyyi ko ci jàkkaarloo mag Antoine Diouf moom Me El Hadji Amadou Sall ànd ci leeral ak Abdourahmane Ly. amul lenn lu war a mën a tax jamono ji diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñagas ki nga xamante ni nekkoon na fi jëriñ bu ñu dénk wàllum yoon ak yoonal si jamonoy Abdoulaye Wade ngi dolli ni faw njabootuk Abdoulaye Wade dajewaat maanaam retrouvaille libérale lu mënul ñàkk la. J'en fais partie, Idrissa Seck partie. maa ngi si biir Idrissa Seck bokk na ci Abdou Fall Babacar Gueye Ousmane Ngom Jean-Paul Diaz Oumar Sarr ñoom ñëpp ñu ngi ci biir boobee njabootuk politiku Abdoulaye Wade amul dara lu war a mën a tere kon ñu bokkaat déggoo retrouvé waat liggéeyandoo rawatina nag ni daa am loo nga xamante ni dañu ko bokk bi njëkk di Abdoulaye Wade weneen wi di suñu expérience politique jàpp naa ni nag am na lu bëri lu ñu war a def bu ñu booloowaatee. Nous avons encore un long chemin que nous pouvons faire ensemble. fii ci Sénégal nga xamante ni kon équipe nationale football bi gagné na ci ngir bokk ci coupe du monde bu ñu nar a amal ca Qatar gannaaw ab jonganteem digganteem ak Égypte ci staduk Abdoulaye Wade ca Diamniadio muy stade bi gën a rëy ci Afrique Karim Wade moo ni waxee gannaaw bu mu félicité gaynde football yi jaajëfal na njiitu réew mi ci li mu def ngir baayam. C'est pas seulement son père qui a été honoré. du baayam dong lañu sargal dadi ko nga xamante ni nekkoon na njiitu réew Sénégal comme que nag nekkoon na fi njiitu réew doomam di ab doomi réew mi lu normal la mu fësal mbégteem jaarale ko ci jaajëfal njiitu réew mi Macky Sall ci sama gis-gis jàpp naa ni kon dañu war a yegg ci jamono joo nga xamante ni dal la ñuy seetlu ci dëkk bi jaarale ko ci képp ki nga xamante nag bëgg nga dugal sa loxo ci wàllum politique bi ci réew mi kenn bañ la ko tere. S'investir dans l'action politique, de le faire sans entrave. booloo kon ci jamono ji nga xamante ni yittewoo nañu ko ci weneen wàll wi maître El Hadji Amadou Sall ngir xam ne ni génnam ci parti politique bi di PDS naxarlu na ko loolu waaye fale mu def ko muy génn ko ñàkk pexe ngir taxawal parti des libéraux et démocrates ànd suxali muy parti politique wu ànd ak nguur gi tey ak ëllëg ci jongante palum député yi ñu jëmi ngir benn liste maanaam liste commune ngir am majorité ci pencum ndawi réew ma. Abdourahmane Ly jërëjëf marché syndicat dañ ko fas yéene yeesal ba mu méngoog jamono xalaat la bu nguurub Sénégal jaare ko ci El Hadji Malick Gueye nekk njiitu AGETIP moom nag jot na waxtaan ak préfet ba maire ba képp kuy kilifa foofee ngir rek ñu xool nan la ñuy def ngir lépp loon lu mucc ayib ci askan wi waaye nag ñoom jot nañu fësal beneen date woo xam ne la ñu jàpp ne kon lépp lu ci jëm ci liggéey bi danañ ko daal di tàmbali waaye tamit mu fexe mat ci anam gu mucc ayib ñu tawli kàddoom njiitu AGETIP El Hadji Malick Gueye ci micro bu daan jàcc. ñëpp xam nañ ni président nee na nañu commencé marché bi fekk ñu néew te muy marché bu compliqué parce que fu mu nekk dafa suufee li ko wër am ay problème mu assainissement projet bi buñ ko étudier léegi xaw na yàgg lépp ñu war ko actualiser ci diir bu gàtt war a mën a aménager un site de recasement commerçant yi pour mën a jël site bi jindi mbalit mu baaxul mi pour commencer fondation yi war a yëkkati projet bi parce que biñ koy def sóoraaneel noonu lu bare li ci des question d'équipement la rek ak installation te yooyu lañ ko si yokk rek tout simplement pour mën a jël en compte préoccupation wu ñëpp ñiy jaay ci biir marché bi ñi nekk ci wetu marché bi ak ñu ñëw di jënd ci biir marché bi d'ailleurs assainissement bi daan ko réglé waale ñëpp xam nañ ni tallu bu bees côté kii bi foofu daf daan taa marché bi daañ ko def hors d'eau dañ koy yëkkati mais bëgg ko yëkkati aussi di yónni jël ndox mi di ko envoyé ci kër yi nekk ci wet gi donc lu ñu bëgg mooy zone bi yëpp nu assainir que une bonne fois ba nga xamante ne problème mu assainissement dootu fa am mooy marché syndicat bi nekkoon problème pour Pikine
marché syndicat mooy indi solution yi pour Pikine. ñu wax ci tolluwaayu mbas mi ginnaaw bataaxal bu ministère de la santé ak action sociale benn nit moom yes boppi Covid 19 ni ki tey juróom-ñetti jot nañ ci wér amul kenn ku nekk ci sowtaas waaye itam amul kenn ku ñàkk ba gënam ci mbas mi waaye limub nit yi faatu bi mbas mi duggee Sénégal ak tey jii toll na ci junni ak juróom-ñetti téeméeri juróom fukk ak juróom fanweer ak ñaar ñoo nekk ci traitement waxtu wi benn million ci doomu aadama ak ñeenti téeméeri juróom-ñetti fukk ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ñoom ñoo jot a ñàkku ci mbasum Covid 19 bi. tey bi la ñu waxtaanee ak ñaareelu pàcc bi sa diwaanu Sébikotane ña fa nekk nag ñoom dinañu bégguñu benn yoon ba tax kan jàpp nañu kon liggéey bi lépp la ñuy daal di bloqué du dem du dikk lépp kon daal di tàggatoo bu ñu sukkandikoo seen kaddu ndax jàpp nañu ni foofu jox leen seen ndàmpaay loolu la ñuy xaar ci état bu Sénégal seen lim toll na ci juróomi téeméeri njaboot yoo xam ne ba léegi ni daal ñoom ne bëgg nañu état bu Sénégal ak APEX daal leen xool seen taxawaay waaye tamit fexe ba lépp lu di kon jéggoo dox seen diggante rawatina kon liggéey yi kon mën a daal di tàmbali ñu daan ci leeral sunu ndaw ci diwaanu Tëngéej jam ñaa jóg la ko wër bu Babacar Seck reportage. ñaareelu phase liggéeyu train express régional yi ñu war a door dalul xel impacté yi nga xam ni ñu ngi ci Sébikotane ñoom li ñawlu doxalinu APEX bi nga xam ni dañ jàpp ne daf leen bëgg xàjjale. si ñàqale boobu ak tiitaange boobu noonu te parce que dañoo gis ne ñi nga xamante ne ñoom lañ njëkk laal mu nga xam ne ñoo nekkoon si phase 1 bi ba léegi am na lu bëri la nga xamante ne état war la woon ak ñoom te defu ko te ñu gis ne temps yi ay ndaw APEX dañoo ñëw fii si dëkk bi. di commencé di recenser ak ñaa nga xamante dañ leen di woo téléphone te ñun loolu duñ ko nangu li leen di wax mooy nañu fexe ba ñëw fii ci terrain bi wax ak impacté yi wax ak ñi nga xamante tam ñoo nekk fii ci collectif bi. impacté yi ñu ngi laaj ñu wax leen ndàmpaay ci ñaata lay toll ngir ñu mën ci waxtaan. information yi nga xamante ne moom lañu war a am ba léegi amuñu ko te di leen di wax ñu ñëw ci ñun jox ñu lépp luy information wax ñu li nga xamante ne suñu ndàmpaay noonu la war a demee. parce que ba ñu recensé ba léegi xamuñ ci dara donc di wax ne tamit nañ ñëw continuer liggéey bi normalement parce que am na ñëw bëri ñi nga xamante ne ba léegi kenn recensé wu leen te xamuñu tamit ndàmpaay fal si naka la war a toll. impacté yu teer yu Sébikotane ñu ngi xam le ni fii ak saafarew ñu seeni jafe-jafe yooyu liggéey yi du door. ne ñun ñi nga xamante ne ñooy impacté wu Sébikotane duñ fi jug tant que réglé wuñu lépp li nga xam ne mooy suñu problème. et tamit ces sites de recensement yi nga xamante ne war nañu ko jox te tamit di leen wax ne ñun ñii impacté Sébikotane pare nañ ba nga xamante ne benn travaux du fi démarrer dara du fi am fii ak fay ñu lépp ba mu mat sëkk. bu weesoo njaboot yi nga xam ni dañ leen nar a toxal waa Sébikotane bëgguñu ñu xaaj seen dëkk ak teer bi nga xam ni dafa war a jaar dem ba ay BD. jigéen ñi seen bëgg-bëgg mooy gën a sóob seen loxo ci lu jëm ci wàllu tàggatu gi fii ci Sénégal am na jublal ni ki démb ci banlieue bu Ndakaaru ci teewaayu jëwriñ gu ñu dénk wàllu tàggat yaram ci Sénégal di Matar Ba ñoom nag nekkoon lanu bëgg rek mooy gën a fës lool ci lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram fii ci Sénégal Mame Coumba Senghor moom mooy coordinatrice genre bu ministère des sports yu tamit kàddoom ci micro bu dal njaaj. activité bi ñu dajale tey ci suba mooy benn atelier boo xam ne day viser à ce que ñu gën a am participation yu jigéen ñi ci wàllum encadrement ak wàllum participation jigéen ñi ci activité physique et sportive parce que bi ñu defee jàngat yi dañu gis ne jigéen ñi seen wàll bëriwu ci donc soo xool président de fédération yi ñaari jigéen lañu sur 60 donc aussi soo jëlee li mu sportif yi li mu jigéen ñi daf ñu néew malgré que jigéen ñi am nañ plusieurs succès maanaam ay ndam yu bëri ci wàllum tàggat yaram Covid bi ñaari année yooyu yëpp amuñu ay activité mais defoon nañ benn jàngat benn gëstu bu mag pour xool wàllum jigéen ñi ci participation ak ci encadrement sport bi donc ci jàngat boobu la ñu gisee ne li mu jigéen ñi dafa néew ci activité yi ñu dégmal yooyu mën na génne donc pour xool yeneen gox yoo xam ne nañ fay def ay activité pour gën a ñaax jigéen ñi gën a participer ci activité physique bi ak gën a ñaax jigéen ñi pour na dugg ci gouvernance organisation sportive
gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolu moo laf làccu xabaaru Njolor si gërëm ñëpp ñi ci jàpp ba lépp yem rédaction bu jox leen dig daje 18h45 maanaam juróom-benn waxtu bu tegalee ñeent fukki simili juróom ci xabaaru maraxi 19h45 ñu yaatal ko ci kàllaama tubaab fii ak boobu ngeen wéy du ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñu dog jàmm.